mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróomi waxtu bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. xam nañu ko ba ndaw lañ koy daal di nag woowe mooy président transition ba ca réew Mali moom ma nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu défense moom la ñu daal di nag fal mu daal di nag jiite réew ma jamono jile njiital l'armée bi nga xam ne nag moo jëloon pouvoir ba. Goïta moom lañ daal di nag toftal ca wetam dinañ ci daal di jukki gannaaw waxtaan yi nga xam ne nag ay acteurs yu bëri daal dañ koy rek séq ci la ñuy daal di nag tàbbi ci accident bu tar bi daal di nag am foofe ca yoonu Tambacounda benn nag kenn faatu na ca nekk ab sous-officier bu armée bi ak ñaar ñi ci amee ay gaañu dinañ ci jokkoo jeek Boubacar Tamba opération Fendi dinañ ci daal di nag addu fexe rek ngir ndox yi taay daal di fi nag jóge daal nañ koy tàmbale tey ji ak xew-xew bañ ca daal di amal ci teewaayu gouverneur bu Ndakaaru moom mi daal di yëgle lu war a toll ci juróom benn fukk ci ay camion hydrocureur yi ànd ak yeneen i jumtuwaay ngir barab yi amee ndox rawatina Kër Massar ñu daal leen rek taxawu ci la daal di xam ne sax ñi daal di nekk ay sinistré loolu ci mbënd bi ëpp nañu juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer jàpp ne nag matuwaay yëpp ñu ngi koy daal di jël ngir rek wutal leen fa ñu daal di nag dal dinañ ci jukki dina bokk ci ponk wax sa xalaat bi li aju ci wàllu nag taw yu bari ak jeexital yooyu ñu daal di nag amal plan yi nga xam ne nag teg nañu ko ngir daal di génn ci mbënd moomule wax sa xalaat dinañ ci daal di àddu ba ci sax nemmeeku bi nga xam ne njiitu réew mi mu ngi koy daal di nag amal ci yenn ci ay diwaan ci mim réew moom sax wax na jëme ci wàllu agriculture di mbéy mi mu jàpp ne daal ci jamono Covid 19 bi newoon na nekk saafara bu ñu fexee daal di koy gën di suqali yokku li nga xam ne mooy croissance bi wàllu mbéy moomee mën na suqali koom-koom gi ci kanam dinañ ci dikk ak njàngat bañ ca daal di nag amal situation mbas moomu dinañ ci daal di addu ak ñaar fukk ak ñeent ci ay cas yu yees yu ñu nemmeeku juróom-ñeenti cas yoo xam ne cas communautaire la dinañ ci daal di addu ak docteur Mamadou Ndiaye mi daal di amal situation bés bi Pape Massata Diack daal di tontu ñi nga xam ne nag ñu ngi koy daal di joxat bi baaram ne demul fekki ji procès bi nga xam ne dañ ci daan àtte papam te moom ci boppam mu daal di cay laale la mu daal di nag wax mooy du mës a jóge fii di dem ci réewum France ba ñu koy daal di nag àtte ndax jàpp ne du doon àtte boo xam ne bu jaar yoon la leneen la mu ca daal di nag teg mooy rek dina fexe ba xeex bi jëm ci nag daal di bàyyi ndi kooku di Lamine Diack way juróom bu góor ñu daal di koy amal dinañ ci jukki ci kanam tuuti toftal ci yeneen i xibaar laata ñuy ubbi antenne bi Pape Laye Dieng moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu daal di nag tàmbale yëf yeeg accident bu am ci wetu Tambacounda benn sous-officier daal na ci ñàkk bakkanam bu armée bu Sénégal ak yeneen ñaar ñoo xam ne dañoo amee ay gaañu loolu mooy bilan accident bi nga xam ne nag daanaka ci moto la daal di nag bàyyi ko mu ngi am nag bi ci guddi jàpp ci ngoon ca commune bi ñuy wax Dimboli ca région bu Kédougou kii daal di faatu ak ñi daal di amee gaañu ñu daal leen rawale ca centre de santé bu Kédougou Boubacar Tamba. accident bu méttee métti moo am ci commune Dimboli fii ci diwaanu Kédougou diggante ñaari moto mu am ku ci ñàkk bakkanam di ab sergent bu l'armée sénégalaise ma ñëwoon congé mbir yaa ngi xewee naka biig ci booru dëkk bi di Tangol. bon xale bi mu ngi jógee ci benn dëkk bu tudd Yoroya ak Kédougou presque daanaka 20 kilomètres la waaw. moom dafa supporté woon yaayam. waaw moom dañoo ñëwoon Kédougou di ñibbisi muy supporté yaayam si benn moto Jakarta. après ñu daje ak benn xale bu góor bu jógee tamit si même village bi Yoroya. di ñëw Kédougou. bi ñu dagee nag sur le coup moom si saas la dee. yaayam dafa am ay gaañu. yaayam dafa am ay gaañu ak beneen xale bu góor bi ñu ngi si hôpital Kédougou. ñu ngi leen jël en charge. moom soldat la woon fan Kolda. moom soldat la woon sergent la. mu ngi woon servir si camp militaire Alpha Moulo Baldé bu Kolda. semaine bale la ñëw mooy samedi bale passé. donc dafa ñëw congé 9 jours dafa ñëwoon congé. mais yàlla def moom mu dajeeg dee. vraiment si yoonu Yoroya. moom yaayam am na ay doom yu bari mais ay ñaar lañu doom yu góor. moom kese la moo doon liggéey ti pour soutenir famille bi. mais gis nañ lu yàlla def. fii ñu toll nii tembe niwu sergent George yaa ngi fii ci l'hôpitalu Kédougou nga xamante ni ñu ngi fay faj yaayam ak beneen borom moto ba ya ci jëlee ay gaañu naka ëllëg nag lañ ko fas yéene jëbal suñu borom Boubacar Tamba doon tey jokkoo fii ci Kédougou
rajo Sud FM. ca la ñuy dem ba Mali ka ñuy wax Ba Ndaw nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu nag défense ba moom nag la ñu daal di fal mu nekk président transition ba kon nguur ak négandiku ba ñu daal di nemmeeku ca Mali moo ko daal di nag yore moom mi nga xam ne nag toftal nañu ci wetam ki nga xam ne nag mooy colonel Assimi Goïta nekk vice président nga moom nag ba ñu daal di amale nangu nguur ga moom moo nekkoon nag ca bopp ancien officier bu armée de l'air bu réew nag Mali nekkoon itam ancien ministre bu ñu dénk wàllu défense ak ancien combattant yu réew moomu moom Ba Ndaw moom nag ñu daal di koy chargé ngir mu daal di nag yor lenge yooyu ba élection yi ñu daal di nag jëm ka koy wuutu ni leen ko waxee mooy colonel Assimi Goïta moom mi nga xam ne nag moo nekkoon homme fort bu Mali ba jamono jile dinañ ci daal di nag dikk ak suñu natango ba ñu teewal ca Mali ci nag xibaar yooyu mujjee nag rot foofu ca diwaan ba waaye itam yenn ci ay jàngat ci ay borom xam-xam yu wuute ci mbirum Mali moomee. Sud FM seen rajo ñu daal di nag woy ci ñaareelu pàcc bi juróomi waxtu tegal na juróom-ñetti simili. Sud FM. tàmbale ko ak plan Fendi nga xamee ne nag fexe lii di ndoxum taay daal di fii nag jóge daal di nañ koy tàmbali bésuk altine tey gouverneur bu Ndakaaru daal di nag teewe xew-xew googu la juróom benn fukk ci ay nag camion hydrocureur la ñuy wax ne dajale nañ ko ak yeneen ay matériel yoo xam ne nag bëggoon nañu yóbbu ko ci barab yi faral di am ndox bu ko defee nag ndox mi mën fay daal di nag bàyyee ko Kër Massar foofee sax nee na foofu la ñu gën a dooleel lii di matuwaay yi ndaje bi ñu amal ko tey jii ci Ndakaaru Babacar Samb. bi la opération ñu dippee ko Fendi li ko tax a jóg moo di daal di fiy jëlee bépp ndox ba nga xamante ni daal di nañ koy nemmeeku ci diwaanu Ndakaaru. tey jii dafa am des moyens supplémentaires yoo xam ni nguur gi teg na ko suñu loxo. déjà dañuy renforcer des capacités de pompage. lu tollox juróom benn fukki camion hydrocureur ak juróom-ñaar teg ci itam gën kaa néew fukk ak juróomi engin lourd ñu fas yéene ko wàcc ci bépp gox ba nga xamante ni ndoxum taw mile daal dina lay sonal. en plus de ces camions hydrocureur am na ay camions yi nga xam ne ay engins lourds la ay tractopelles ay benn yoo nga xam ne également dina renforcer le dispositif bu ñu tàmbalee liggéey am na ay moto pompe yi nga xam ni procédure d'acquisition bi mi ngi en cours. ngeccup ndox mi di wéy te ñu fas yéene koo taral itam ak dispositif spécial bu ñu daal di jagleel Kër Massar rawatina Camille Bass. donc pour Kër Massar déjà bu ngeen demee di ngeen fekk 5 établissements jàpp 6 yu nga xam ni sapeur pompier ànd na ko ak ONAS ñu def ko fa donc di pomper 24 heures sur 24. weneenu pàcc bi ñeel opération Fendi jëm ci wàllum cet geex wér-gi-yaram gi ba tax na jumtukaay yi daal di nañ koy yokk te lu tolloox téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay bërëbu fajukaay ñu fas yéene leen a dooleel bu ñu sukkandikoo ci Alhassane Sall du gouverneur bu Dakar. service d'hygiène yokk nañu seeni produits pour que ñuy def ay opération de saupoudrage Dakar yëpp nag du ñu wax gox bi bay mais Dakar yëpp la ñuy saupoudrer te loolu dana commencer incha allah dès tey ji parce que poudre bi ak li muy àndal am nañ ko ba noppi. volet santé bi que poste de santé bu nekk ak centre de santé bu nekk dinañ jël benn enveloppe bu toll ci 1 million bu nga xam ni danañ lañ ko jëndale ay médicaments pour jàppale leen ndax ñëpp xam nañ dégâts yi nga xam ni ndox bi def na ko foofu donc amul ku yàqule ñëpp la ñuy jox donc mu nekk 160 su ma jumul donc mu nekk 160 millions enveloppe bu nga xam ni à part la bu ñuy jagleel structure de santé yi. ñetti téeméeri millions moo di koppar ga nga xamante ni fas yéene nañ koo dugal ci opération Fendi ñu war koo amal ci diirub fukki fan ak juróom. Babacar ci loolee sax gouverneur bu Ndakaaru àdduna ci juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ñi ñu daal di déclaré ne daal ñoo loru ci mbënd mi ci région bu Ndakaaru gouverneur bi daal di koy nag xamle moom Alhassane Sall mu di leeral ne lépp luy matuwaay ngir fexe rek barab yi nga xam ne fa lañ leen daal di nag dalal mu mën nekk ay daluwaay yu mucc ayib ñu ngi koy daal di amal ñu teewlu gouverneur bu Ndakaaru Alhassane Sall ak Babacar Samb. waaw tey jii mooy wax ak yéen fii ci région bu Dakar. ñi nga xam ni bind nañ seen tur recensé leen ñu def déclaration de sinistre toll na ci juróom-ñaari junni yu teg ñetti téeméer maanaam 7300 mais nañ def ndànk ci chiffre boobu parce que mën nga jël chiffre boobu mu nekk déclaration mais nga dugg ci benn kër fekk na yem na ñett ñu nga xam ni def nañ déclaration donc cela veut dire que ñoom yàqule nañu waaye kër ga ñun la ñuy comptabiliser. léegi nag pour am une idée exacte stabiliser ko am na des enquêteurs yu nga xam ni ñoom bu ñu leen joxee liste bi dañuy dem fekki borom kër yooyu
bu ñu xoolee nag ñu def li ñuy wax ñu def toilettage fichier bi exactement ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a jox cash transfert yi ñaata la ñu toll mais daal li ñu comme déclaration moom toll na ci 7358. yéen ngeen ñëpp cash transfert yi tàmbali na depuis alxamis defe naa ministre bi lancé na ko loolu itam dafay continuer mi ngi wëy parce que foo dem ci Dakar ak ci Sénégal yëpp liggéey recensement ba bi mi ngi continuer et bu ñu defee enquête bi xam ni kii yelloon na ko ñu jox ko 100 000 francs wala 200 000 francs en fonction du degré de sinistre. leneen li mooy sinistre yooyu seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi woon ci ndox bi dañ leen di génne foofu dugal leen ci ay site de relogement temporaire benn ci site bi mi ngi Jaxaay beneen ci site bi mi ngi Kër Massar defe naa keroog sax fa lañ defee lancement cash transfert bi. ci la ñuy daal di nag desandi situation boobu nga xamee ne jafe-jafe inondation ñu ngi koy daal di nag dund bi yoon nag dañuy def ba ci bët gànnaaru réew mi foofee ndoxu taw yi ànd nag ak dex gi di déborder dëkk boobu ñuy wax Jamel village ba nekk ca capitale régionale ba foofee gis nañ ne ndox mi jéggi na fa dayoo poste santé benn bi nga xam ne sax am na ko dafa daal di fees dell ak ndox ministre bi ñu dénk biir réew mi daal di fay amal ak nemmeeku la ñu daal di gis mooy ñu daal di toxal barab boobu ngir askan wi mën koo jëfandikoo Matam Abdourahmane Diène. jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dugg na ci gox-goxaat yi nekk fii ci diwaanu Matam te nga xam ne foofee de mbënd mi sonal na askan wi wante Aly Ngouille Ndiaye li mu jot a nemmeeku mooy ne li xew Matam wuute na ak li mu jot a gis ci yeneen diwaan yi. fii ci Matam yàqu-yàqu yi li ko waral dafa xaw a wuute ak li ñu faral di am ci yeneen dëkk yi sax ndax bii fleuve bi nekk ci niveau boo xam ne bii ëpp na fi mu daan ne donc loolu moo tax muy dugg ci kër yi bu yenn kër yi mu dugg aussi ñi ngi gis mi ngi commencé yàq fondation yi bu loolu weesoo aussi ñu gis ndox mi nga xam ne mii dafay walangaane jógee Ferlo di ñëw fii ak vitesse bu am solo parce que naturellement noonu lay demee Ferlo moo gën a kawee ndox mi fa lay jógee ndax moom yëpp day ñëw fii war a dem ci fleuve bi. géej gi nekk fii ci diwaanu Matam jamono ji ni dafa fees bay tuuru ci dëkkuwaay yi ba tax na mu ngi indil ay gàllankooru rëy ca Jamel foofee poste de santé ba fa nekk dafa fees dell ki ndox ba tax na jëru mi dafa jàpp ne toxal ko dong moo fi sës. en vérité je pense que dans l'immédiat en tout cas. bu wax dëgg jote jamono ji ni lu ñu mën a def mooy daal di toxal poste de santé bi loolu moo fi sës. comme on a l'habitude de dire on peut arrêter la mer avec ses bras. ca Dialobé bokk ci commune Awré foofu it mbënd mi sonal na askan wi lee ba tax na askan wi ñoo doon waxal seen bopp. l'eau ne peut pas passer et va dans le village. Non, ne peut pas passer et puis remonte. Okay. Il traverse le village jusqu'au cimetière. Il a enlevé les morts de leur tombeau. Le mur du cimetière est tombé. L'eau est rentrée dans les cours. Passé chez moi. L'eau est arrivée ici. Ok. Tout ce que j'avais semé dans ma cour, c'est gâté. ca Dialobé foofu it pont ba nekk ci route nationale bi dafa dagg looloo tax ba député bii di Mayram Kane di waxal askan wi ne dañoo bëgg ñu wutal leen ay pont yu bees. ñun li ñuy jooy. écoutez. c'est pour tous les départements. oui. monsieur le ministre bu bees la ñu bëgg ay dalo yu bees la ñu bëgg. voilà yu bees réparation bi. kenn réparé wu ko. ma kenn mënu ko réparé. kenn mënu ko réparé. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. tab bi Kaolack foofu itam ba tey ak taw yu mujj yi daal na fa indiwaat yeneen i dégâts yàqu-yàqu yooyu bokk na ci wàllu nag yoon yi ñu nemmeeku ne jëfandikoo ko lu jafe la ndox yi nga xam ne ñooy taay itam daanaka jël na yu bari ci mbedd ya ba tax dem beeg dikk bi daal di amee gàllankoor Kaolack Mamadou Camara. altine bi ci suba tawaat na fii ci biir Kaolack suñ ko xayma ñeenti millimètres moom mooy ndox mi nga xam ne wàcc na fii suñ xayma bi nawet bi tàmbalee ba léegi li mu tawagum fii ci Kaolack doon na ñeent fukk ak ñetti bés yoo xam ne yi juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari millimètres ak lu tekk mooy li nga xam ne xaymaagum nañ ko ci wàllu ndox bi fi wàcc fii ci biir Saalum waame bi am na ñu bari ñoo xam ne lii laal na leen ci njeexteelu ayu bés bee tolloon nañ ci juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaari dëkkuwaay yoo xam ne yi waame bi laal na leen lu toll ci ñeenti junniy nit nag ñoom ñu ngi woon ci jiixi jaaxa ndax ndox mi dugg na seeni biir kër lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi circulation bi moom xat na lool ndax ñiy dawal oto daanaka dinañ xaar diir bu yàgg ci circulation bi doog a mun a dem
dem li ko waral nag mooy ginnaaw buy njiitu réew mi di ñëw fii di def tournée économique yoon yi nga xam ne yàqu woon na te mu feesoon dell ak ndox ci tali bi ñu ngi ko doon jag-jagalaat waaye taw altine bi ci suba tax na yoon yu bari yàquwaat nañ ndax dañ leen a bricolé ci diggante Kaolack ak Kaffrine muy yoon yoo xam ne yi tax na circulation bi xat lool boo demee ci xolu dëkk bi maanaam ci centre ville bi ONAS moom mi ngi fay def ay liggéey yoo xam ne yi pour ndox mi mën a jàll loolu nag gis nañ ko ci diggante police bi ak marché central bu Kaolack waaye liggéey bi pareegul ci booru impôt et domaine dégg lañ fa gis ñi nga xam ne ñoom dañ fa doon jaar di ay borom oto wala doon fa gaare fi mu ne nii dañuy jaar beneen yoon bu gën a gudd pour mun a dem fa ñu bugg a dem Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara taw yooyu ñu daal naka nemmeeku ci fu bari ci mim réew rawatina yu fare bët gànnaar ak bët saalumu réew mi quantité ndox yi ñu daal di dajale 4 millimètres bu dee Matam fukk ak juróom benn bu jëm ci yu ci mel ni Mbour ñeent fukk ak benn jëm Tambacounda situation boobu nag daanaka luy mën a rek wëy la ci yeneen ci ay nag barab ci waxtu yu ñu jëm loolu ingénieur prévisionniste bu ANACIM di Abdoulaye Diouf moo def jàngat bi ni mel ñu déglu ko Adja Ndeye Marème Ndiaye. boo xoolee conditions yi nga xam ni moom moo waraloon taw yi am dafa am yoo xam ne nii ba léegi moom ñoo ngi koy nemmeeku ci dëkk bi surtout côté est bi maanaam côté penku am na ay taw yoo xam ne nii ñu ngi ko fay xaar tey si ngoon jàpp guddi gi taw yooyu nag mën nañu évoluer dem ba laal côté centre dëkk bi mooy maanaam digg dëkk bi donc taw yooyu mën na évoluer ba laal foofu mais fu muy gën a amee doole daal xam ñu ngi koy xaar est bi ak sud bi léegi nag mën na am ay niir yu ndaw yoo xam ne nii day des daal di desandi ñoo ba mën a provoquer ay taw yu ndaw côté Kaolack Fatick jàpp ba côté Dakar Louga dem ba Podor mais foofu taw yi ñu fay nemmeeku moo gën a néew daal xam naa ne ay taw yu ndaw lañu fay nemmeeku jàpp ay wis léegi bu ñu demee ba suba taw yi fi muy gën a amee doole mooy côté bët Saalum bi maanaam côté Casamance foofu lay gën a amee doole mais aussi mën na yéeg tuuti ba côté Koungheul jàpp Tamba ak ay risques yu ndaw yoo xam ne nii am na aussi côté Kaolack Fatick dem ba Linguère ak côté Mbour Fatick Kaolack. ci wàllu nag taw yi ba léegi ak li aju ci wàllu mbéy mi jamono ji sax ak tolluwaayu mbas mi njiit réew mi nemmeeku ba muy daal di nag amal ci bassin arachidier bi te mu daal di nag jeex ni kii tey jii àdduna jëme ci wàllu mbéy mi ñu jàpp ne fa ñu def ko priorité jiital ko ngir daal di suqali koom-koom gi mbéy moomu ñu jàpp ne mooy xolu wàllu koom-koom buy suqaliku waaye nag ngir mën cee jot faaw ay investissement yu am doole ci wàllu nag jumtuwaay ñu daal di koy def ci koppar gu bari itam loolu njàngatu Souleymane Astou Diagne la nekk maître conférencier université Alioune Diop bu Bambey muy dellu siwaat nag ci yoon yi nga xam ne mën nañ def politique agricole bu baax ñu déglu ko Alaaji Malick Ndiaye. bu ñu tëral bu waxee ne nekk agriculture dafa war a jouer rôle am ci relance activité économique yi ci bu ñu génnee ci mbas mi je crois que indiqué na li nga xamante ne moo war a nekk parce que agriculture quand même secteur bu am solo la maa ngi rappelé Sénégal rek que agriculture day employé quasiment 65% ci ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci biir réew mi mooy ñi nekk ci zone rurale yi également agriculture bokk na ci secteur primaire bi nga xamante ne dina contribuer à hauteur de 15% du PIB donc loolu ay mandarga la ñuy wane ne que mënuñu dem sans agriculture te aussi réew bu bëggee développé wu il faut que mu bay lu muy dunde donc loolu aussi njiitu réew mi je crois fàttali na ko et que ñun dañu war a dugg ci loolu def de sorte que ñu bay lu ñuy dunde loolu mu ngi jaaree ci li ñu wax démb moo ne que agriculture dafa war a jouer rôle bu am solo ci fi nga xamante ne moom la ñuy jëm mooy après mbas mi. waaw mais loolu yëpp naka la war a mën a demee naka lay tëddee. waaw loolu li muy tëddee ci ma ci yaakaar mooy déjà il faut que ñu organiser waat davantage secteur bi maanaam sax organisation am na ci mais toujours ñu gën a renforcer organisation bi ci acteurs yi parce que acteurs yi ñan la état bi la il y a aussi organisation paysanne yi muy association yeeg yooyu
GIE yi xam nga ak y a aussi banques yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy lebal ñi nga xamante ne ñooy bay donc il y a aussi l'aspect technique ñi nga xamante ne bon ñooñu aussi mën naa leen boole ci état mooy SAED ak ñooñu ñi nga xamante ne ñoo yore wàllu expertise bi recherche scientifique bi ak yooyu donc loolu il faut que ñoom ñëpp ñu organiser leen ci organisation bi am nii ñu yokk qualité bu organisation bi pour que bépp jeexital bu ci réew mi jël ñu mën a am fruit ñu mën ko récolter. ñu daal di nag ñëw situation bés bi ci wàllu feebaru mbas mi ñaar fukk ak ñeent ci ay cas wàllante yu bees juróom-ñeent yi di cas communautaire nee ñu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay patients daanaka faj nañ leen ba ñu wër ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di traité jamono jile war nañu toll ci ñetti junni ci ay rek patients démb ak tey nag amul kenn ku daal di nag faatu ci feebar bi tax docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur bu prévention di dellusiwaat ci situation bés bi ci micro Sud FM. ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay cas contact lañ ñooñu dañoo jot ci mbas mi fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Diamniadio am ci benn Fann am ci benn Fanok am ci benn Guédiawaye benn Kédougou benn Mbao benn Mbour benn Waguñaay benn et Ouakam am ci benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bis yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm di woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali ngeen aar seen bopp aar seen askan aaraale seeni jaboot. ñu daal di desandi ak santé tey jii mooy bés bi ñu daal di jagleel ñii di faral nag seen xel yi di daw dellu siwaat ñu gën ko xam ci feebaru naax tey àdduna wërngal këpp moom lañ ko daal di jagleel xam le ne fanweeri seconde si saa yu jot nag am na kenn koo xam ne feebar bi dina ko daal di nag dal ci àdduna bi feebar boobu nga xam ne daanaka dafay yóbbu xel wala ndorteelu xel buy daal di nag dem lay doon te ñu gën di ko nemmeeku ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi wala màgget ñi fii ci Sénégal nag ne ñu juróom benn ba fukk yoo jël ci téeméer ci nit ñi nga xam ne nag dañoo âgé seen at weesu juróom benn fukki at daanaka yëf yi daf leen di laal ci ndaje bañ ca amal ni kii tey ji teewal ci Marie Rosalie Ndiaye. feebar bi ñu duppee maladie d'Alzheimer ñu gën ko xam ci feebaru naax bokk na ci feebar yu ñu duppee démence te ñi ñi gën a dal mooy mag ñi am lu ëpp juróom benn fukki at bu ñu sukkandikoo ci professeur Mamadou Koumé di gériatre nekk enseignant chercheur ca faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jiite it association nationale de la maladie d'Alzheimer fii ci Sénégal. waaw feebar ñu ngi ko war a tàmbale seetlu ci mag mu am yu bu dépasse juróom benn fukk ak juróom ak lu topp foofu la ñu war a gën a nemmeekoo na naam boo amee juróom ak ñaar fukk da ngay fàtte mais fàtte boo xam ne fàtte bu normal la mën nga fàtte bi dara mais boo toogaat bu seet mu dellusi. waaye kii naax moom dafay fàtte dafay jël teg dara fàtte ko du xamatu fu mu nekk mooy waral nga gis ku toog di naax dañ jël di jiiñ na man dañ may sàcc jànq yi dañ may sàcc ndekk dafa jël loo xam ne denc ko foo xam ne moom fa xamatu ko ñetti fan wala ñeenti fan après ñu gëstu ba gis ne li mu doon laaj dañ ko sàcc feeñ na wala muy fàtte turu doom yi waaye muy jàng wala muy toog di wax loo xam ne nekkul loo xam ne lu yenu maanaa la dem ba nga xam ne bu génnee dafay gëlëm day réer du toog di am dina xarit rek di am ay trouble de comportement yoo xam ne lépp parce que du xam exactement dootu mën a jëfandikoo xelam
nu mu ko bëggee. bokk na nag ci li gën a mën a yombal feebar bi wéetaay lu ñu duppee antécédents familiaux hygiène de vie bu baaxul ak it yeneeni facteur am na loo xam ne dafay yombalal feebar bi bokk na ci ñi nga xam ne dañuy dëkk ñoom rek bokk na ci ñi nga xam ne dañoo am ay waajur yoo xam ne dañoo am naax bokk na ci ñi nga xam ne dañoo am feebaru crise maanaam dañuy say bokk na ci ñi nga xam ne amoon nañ ay traumatisme crânien maanaam mosu nañu gaañu ci bopp ak ñi nga xam ne aussi am nañu AVC ak ñi nga xam ne aussi vraiment seen njàng soriwul parce que njàng mu ñàkk sori dafay tax cerveau bi du dëgër ak ñàkk dem ci nit ñi dafay loo xam ne dana favoriser naax. bés bii di journée mondiale de la maladie d'Alzheimer li ko yëkkati moo di fexe ba yee àdduna si ci li ñu duppee ab pandémie silencieuse di maladie Alzheimer ndax kat bu ñu sukkandikoo ci professeur Koumé 30 secondes yu nekk am nit buy développé lii di démence. waaw looloo tax mu daal di nag jàpp ne lii di fexe gën a seet ñi nga xam ne ñooy am feebar boobu teel leen dépister dina mën a tax complications yi ñu mën cee daal di nag mujj ba tax ci intérêt famille bu nekk la ñu mën rek seetlu feebar boobu bu ko defee nit ñi nga xam ne ñooy mag ñi wala màgget yi ñu teel leen mën a rek muccal ci feebar boobu yooyu lay digle la professeur Mamadou Koumé daal di joxe tontu kii di Massata Diack ci justice bu France ak doxalinam atte wàllu corruption jëm ak wàllu dopage jëm ci kii di waajuram bu góor ci mbirum athlétisme mondial moom Pape Massata Diack ñaawlu na verdict boobu nangu ko benn yoon moom mi jàpp ne nag fu mu nekk ni xalaatul di bàyyeekoo ci Sénégal dem ca France ba nga xam ne fa lañ ko rek nar a atte te ñoom tegagum nañ ko juróomi at ci kaso ak 1 million ci wàllu euro yu mu war rek fay ngir leeral yi fii moom Pape Massata Diack daal di ci jàkkaloog taskatu xibaaru bésik tey gi Josette Kali mu fësal dossier yu bare ngir firnde juróomi fan ñoo doy képp ci Papa Massata Diack ngir mu tontu justice française ginnaaw bile procès mu fësal l'enquête bu motul moom mi di doom ki fi nekkoon njiitub athlétisme mondial mooy ñaawlu procès bi ni mu demee ak it ni verdict yi tëree. dogal bi yëpp dafa amul benn logique ay tappale da cee nekk justice française dafa fen procès boo xam ne la dañuy yekk lu nekk rek waaye kenn du ñu déglu ndax yebal naa ay documents ci mois de novembre bi ñu jot ko janvier bañ ko jotee war nañ ko gëstu loolu ma tontu ñu dugal ko ci biir dossier bi dafuñu ko pour auditer l'IAF li Lamine Diack liggéey pour auditer contrat yi Massata Diack signé loolu mooy wane ne mbir bi am na lu ci leer man ci sama coobare nee naa complot li ñuy wax naan dañoo ger ñu ger boolewuñu leen ci procédure dafa am ñu ko seqaloon ku tudd Alexei Melnikov ak Valentin Balanichev yónneewuñu France ñëwuñu li ñu leen teg daan moo gën tuuti li ñu ma teg daan kenn ki 3 ans la ñu wax ka ca des 2 ans ba pare teguñu leen benn alamaan donc mbir bi am na lu ci lëndëm. ginnaaw bi mu interjeté appel Papa Massata Diack mooy xamle ni du wutali réewum France ngir ñu àttee ko fa. dañuy dem ma jeex procès Sénégal moo gën parce que man fi laa dëkk samay société sénégalaise lañu li ministre Kilati Kaba wax comme ça ay waxu Sénégal nanguwul mu ñëw ak Sénégal nanguwul mu dem yooyu kaso la ñu ko teg fële. Sénégal République du Sénégal la tudd code pénal bu France ak bu Sénégal benn la amul benn différence ñoo bokk ci lépp. kon mën nañoo àtte bi fi Lamine Diack mën nañu ko dellu si. bi ñu ndar képpee bi le procès fu mu ne nii Papa Massata Diack mu ngi dànkaafu te di xamle ni dàqul benn yoon siiwal ay dossier li ñu bindal mën nañ ko tontu. mais mën nañ ko. Lamine Diack a laissé combattre. On en sait beaucoup de choses. Thomas Bach qui parle, président du CIO. Dites-lui que sans Lamine Diack, il ne serait pas aujourd'hui président du CIO. Dites-le-lui pas et j'en sais beaucoup de choses. verdict bi nga xamante ni justice bu France fësal na ko ci fukki fan ak benn ci weeru septembre gi jeexalagul ba tey bile mbir ci wàllum corruption ak dopage ci athlétisme mondial waaye liñ ci mën a jàpp mooy fi mu ne nii mbir maa ngi wéy donte sax nekkatul ci benn bërëb. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax Sa Xalaat.
bokk na ci ponk wax sa xalaat yi wàllu nag inondation yooyu lee ak plan wala opération Fendi bi ñu daal di nag door sinistre yi itam ak barab yi ñu daal di nag yóbbu bi ci des mooy wàllu nag visitu njiitu réew mi ak wàllu agriculture mbéy bi mu jàpp ne mën na nekk ponk bu jëkk ci wàllu suqali koom-koom gi gannaaw mbas mi bi ci des mooy mbas moomu situation bés bi feebar bi fa mu daal di nag toll. ci 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33 ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. Saasi Adama Ndione. waaw. Alaaji Saasi Mbuub de ma lay woo Saasi kenn ci xombal gaar. Alaaji Saasi Mbuub ñu ngi lay nuyu. Saasi maa ngi lay fay di kontaan ci yow baax. ok. di nuyu Papa Laye Dieye moom nga fegool ci technique bi. di ko ñaar di kontaan ci moom di nuyu waa Sud-FM yëpp. di ziar sama seex ba ci suuf. ziar soppeek am di jàmm ci réew mi yëpp. di ñaan yàlla may na màggalu jàmm gu sedd bii. Saas. waaw. su ma njëkkee nag mooy di félicité njiitum réew mi. président Macky Sall. ñu yàlla def mu jiite réew mi. bëgg réew mi suqale ko. lii mu jóg tey di ko doxi tànk yi. mooy dem seeti suñu mbokk yi béykat yi nga xam ni ñoo ne ci àll bi di béy te mbéy mi ñu yor mbéy moom moo yor réew mi. ndax li ñuy béy ci la waa réew mi dundee li ñuy béy mooy faj doomi aadama yi ci réew mi moom nag joxe woon a jiwu joxe engrais joxe matériel kon bu jiyee bu ñu woo yàlla ba yàlla ñëw ba ñu bëgg a sotal nag bu jógee di set njaboot gi ne xool ni ñu toogee loolu lu am solo la li mu wax moo am solo am mbéy moo yóbbu jamono yi ñu toll nii mbéy rek mënu mën a génn situation yi nekk li na ci suuf si mënu ko génne ma koy encouragé di ko wax na jàppale béykat yi na jàppale béykat yi ci àll bi lépp lu mën rek réew mi su ko bëggee suqali na jël 70% yi jox ko béykat yi ci àll bi ñu jàppale Sénégal parce que fale man falaa xool ni foofu la ñu mën a suqalikoo Sénégal mooy suuf si ñoom ñu ngi mënoo béy ñu ngi mënoo liggéey léegi nag li ma ko dolli mooy suuf si na ci réew mi te kenn defu ci dara na wut ñu ci def dara mu jariñ réew mi li daal laa koy sant man àll bi nu daan gàjjee ni kenn du ko laal déedéet na ko jox ñi nga xam ni dañoo bëgg a béy ñu béy ko réew mi jariñoo ci ñu jariñ réew mi loolu daal laa koy dolli suuf si moom bu ko kenn téye nañ ci liggéey su may dolli ko mooy di ñaan yàlla rek jàngur ji na dem ak jàmm ak salaam te am nañ ci yaakaar baax a baax a baax di wax na ne sàmmonte rek ak woykat docteur ndox mee nag lan say def rek mooy saafara sa isaas waaw léegi mooy saafara sa man ko mu jóge fi waaye du ay wax de wasalaam jërëjëf waaw kon mu ngoog mbokk moomu woote ca xombal keneen la ñuy jël ci réew mi wala bitim réew allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Dara ñoo ngi jaar baax a baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar waaw. alhamdulilah. barkala. comme niñ ko waxee rek na ñaan yàlla mbas mi moom. na ñaan yàlla ni muy mel nii mu gën di wàññiku toujours ba jeex tàkk dem yoonam. ndax nag Adam sonal nañu de. sonal nañu lool. bala may konne nag naa nuyu ñoo nga xamante dama la nga jël dégg muy Boy Diaw soxna Soda Dieng kem Touba Mbacké ak Chérif ci États-Unis ñooñu de askan wi tax ñuy wax moo tax ma leen di nuyu. parce que man xaw ma politique def ma politique. waaye ñooñu moom askan wi tax ñuy wax ñooñu dañu war di wax ndax askan wi. maa ngi leen di wax leen nag Cheikh bi. waaw nañu góorgóorlu. ñëpp lii kenn ku nekk na jël bakkanam ndax mu gën a reculer dem parce que mesure barrière yi nga xamante ne. état bi teg na ko ni lii par la force de gendarmerie teg ko ci page yëpp lañu commencé gis ay résultats néew ma loolu moo tax néew ma loolu j'ai pas dit ça mais en tout cas comme nag tombé moo war ay gaab gis nañ ci ay résultats positifs bu fekkente ne loolu kon nag nañu jàppalante xale yi nañu jàppal ñëpp ñu ko defee ñu am jàmm maa ngi nuyu ñëpp di jaare ñëpp tourné Macky Sall nag bu mu fa dem di wax politique de na dem gis askan wax loolu dama ko ñaan sama président la liggéey na askan wi liggéey na réew mi waaye nag bu mu fa dem nag pour bëgg a wane boppam ndax 3e mandat loolu moom du mën a ne sama président nag dama ko jàppale liggéey na askan wi liggéey na réew mi benn président mu ko def Sénégal mais bu mu jéem jaay boppam mukk ndax bëgg am 3e mandat loolu du dox ne woyam na fay une fois pour toutes à ce moment en 2024 et loolu yéene ma ko ndax da dem na Sénégal lu kenn musul def Sénégal. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ok mu ngoog foofu mu daal di koy dagg mbir moomu du ponk wax sa xalaat tey mbirum 3e mandat wàllu plan wala opération. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Oustaz Adama man la Chérif. waaw ñu ngi lay nuyu Chérif. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp.
maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. waaw. gis nga ñun yàlla daf ñu déconstruiral bi mu indee feebar bi. mu gën a woon suñu président africain yi. ni lépp Afrique la war a bàyyeekoo. parce que gis nga réew du développé wu. ci leneen ci li beneen réew di defar. réew mënu ci développé boppam c'est pas possible. gis nga àll bii mu dem man je l'encourage. parce que baax na ci bu demee daf koy gën a encourager sax mu dépenser ci àll bi mu dépenser ay unité de transformation waxuñu soxlawuñu ay usines yu mag a yi loolu plus tard dans 10 ans 15 ans mën nañ ko am mais fi mu nekk nii les petites et moyennes industries la ñu soxla ñu dem lépp lu ñuy lekk ñu transformer ko liñ koy transformer mën nañ ko liggéey fii parce que Sénégal am na ay gens yoo xam ne ki machine boo leen wax ci wàllu transformation mun nañ la ko lijjantil mun nañ ko defar ci foofu loolu la ñuy mën a développer suñu réew gis nga visite bii muy def nii Kagame daf koy def mais moom ci secteur yëpp la koy def ay visite inopinée lay def bu la dénkee liggéey day xëy rek ñëw ne cap sa kaw xool leen da koy liggéeyee mais loolu mooy yoon vous êtes jeune un président jeune warul mel ni kii président Abdoulaye Wade parce que kattanam jeexoon na mënu ko woon mais président Macky Sall fii ak Diamniadio damay xëy week-end bu nekk ma dem fa ma xool lan ngeen di liggéey damay xëy bés bu ne ma dem Kaolack bu ma leen joxee liggéey ma xool lan ngeen di liggéey parce que sénégalais xamul kan moo koy xamul liggéey de boo koy suivre nag dina def liggéey bi nga ko sant. d'accord waaw yéen moom tey nag waxtu wi teel ñoo dàpp xam naa fi lañ koy yemal rek ba xibaaru guddi gi ñi gën koo daal di yaatal jaajëfal ñu woote jéggalu ci ñi nekk ci ligne bi dig leen daje xibaaru guddi gi buñ ca noppee seen rubrique Sud Nutrition dinañ ko ca toftal 18h xibaar yi ci yaatal ak xaddi seen lay doon jaajëfal bu baax a baax Papa Abdoulaye Dieye moo fare ci sottandikukaay bi muccug biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Mali, Mauritanie, Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5 Dakar.